Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Plateau spécial Covid-19 fii ci Sunugal 24 mbokki internet yi nuyu nañ leen comme ni ñu ko defee saa su nekk tey jii yemoo ak 24 avril 2020 ñu ñëw ci situation du jour jëm ci wàllu coronavirus ci résultat yi tukkee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale comme ni ma koy defee du ma ci wéet Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha noo def. maa ngi lay fay maa ngi sant yàlla bu baax Mahfous di la nuyu di am mbégte di teewaat fii ñu fas yéene waxtaanee Covid 19. naka àjjuma ji ziar naa la bu wér waaye. waaw ñu ngi dellu ziar bu wér di sant yàlla alhamdulilah. ñu daal di ñëw ci li ñu am ci ay résultats jógee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale tey jii nag 528 tests la ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 66 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs 61 contacts yoo xam ne ay cas contacts suivis lañu ak 5 yoo xam ne ay cas issus de la transmission communautaire nii nag lañ ko répartir ci diwaan yi nga xamante ni gis nañ ko fa benn bi ca Médina lañ ko amee ñaari ca Touba benn Mbacké bi ci des ca Pout ñu ñëw ci li nga xamante ni ñoom ñoo wér juróom la ñu tey ñibbi nañu seen njaboot bu ñu sukkandikoo ci ministre bi tamit daal dinay xamle ni am na benn cas bu grave ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di traité waaye ñi ci des seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax donc jamono ji may wax ak yow Sénégal am na 545 cas positifs depuis Covid 19 bi dugg fii ci Sénégal 242 yi ñoom ñoo nekk ay cas yoo xam ne si wér nañ ba dellu ci seen njaboot juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan benn la ñu évacué yóbbu ko ci réewam donc 276 jamono ji ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal ay traitement Moustapha loolu moo fi ruus ci ay résultats tey ci àjjuma ji yemoo ak 24 avril 2020 noo ko gisee nombre bi test bi nombre li ñuy def ci ay tests 528 ak nombre bi ñu am ay cas positifs je pense que nekk na lu xel mën a nangu bu ñu waxagul ci cas communautaire yi. waaw bu ñu xoolee chiffres yi ñu am tey parce que lu daawul am bu amee dina jaaxal ñëpp parce que ñëpp ñu ngi commencé di gis statut di ci am benn jaaxle bi am nuñ koy gisee ak nuñ koy liiree jàpp ne doy na waar trop parce que 66 cas mais tamit c'est la première fois ñu def test 500 il faut ñu relever ko doon nañ def nag 400 xam nga dañu demoon ay 100 lañ doon démarrer ñu dem ba 200 ñëpp naan léegi 200 mi ngi am solo tey ji mu ñëwee ba 500 et loolu sax la OMS recommandé pour dëkk Afrique yi nee nañ lu ñu gën a mën a yokk test yi nañ ko yokk parce que loolu mooy tax ñu anticiper ci parce que tey ji test yi amaana bu ñu mënoon def sax ba 1000 tests day doon loo xam ne day baax parce que cas yi loolu gën mën a teel lijjanti mën gën a teelee naa faj teel leen bàyyi ñu dellu ci famille bi mu bañ a sori benn sori bi mais autant nga leen di bàyyi ñiy tas di gën a wëy di dem di nga toll si benn moment boo xam ne dafay naqaree maîtriser et comme def nañ test tey 500 yàlla indi 600 cas yoo xam ne yàlla indi 66 cas yoo xam ne dafa positif donc day doon mbir moo xamante ne mën nañ ko comprendre surtout ñu majeure partie bi ñu ngi jóge ci cas contact suivi yi nga xam ne ñoom ñoo leen confiné woon seen i bërëb donc mbir la boo xam ne nañ ko comprendre xam ne procédure bi ministère bi jël la moo indi lii te bu ñu gënoon yokk cas bi sax yokk test yi amaana mën nañ am lu ëpp ci ay cas ay kon mi ngi noonu ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy cas issu de la transmission communautaire boobu moom juróom lañ ci am tey benn bi ci Médina la ñaari ci Touba benn Mbacké ak beneen bi nga xamante ni ñu ngi ko gis foofu ci Pout cas communautaire yi ba léegi ñu ngi taxawal ci réew mi. ba léegi ñu ngi taxawal mais li ñu ciy gën a jàpp rek mooy Médina dellu siwaat na ci cas communautaire parce que nekkoon na fi zone boo xam ne temps yi ñu génn foogoon nañu affaire fay na Touba tamit pareil noonu la demee kon ñu gën a jàpp ne dafa am benn uññi boo xamante ne jàngoro ji mu ngi koy uññi bu demee bay nelaw ba nit ñi commencé nelaw rek dafay daal di yeewuwaat loolu nag war a gën a tax nit ñi gën a am taxawaay bu am solo ci xeex jàngoro ji xam ne xeex bi jeexagul parce que loo xamante ne génneegoo ko sa kër bu toogee sa buntu bi sax jàppale mi ngi ci biir kër gi donc kon gox yi nga xamante ne tamit gisaguñ ko fa nañu gën a tëj buntu yi ñi nga xam ne mi ngi fa te ñu nemmeeku ne mi ngi fay wàcc di dem ndànk-ndànk nañu gën a fagaruwaat su ko defee amaana mën na dem bu baax a baax bu ñëwee ci cas communautaire yi comme ni nga ko waxee léegi nii tey jii ñu am 5 Pout am na Pout Thiès la nekkoon démb Pout Thiès waaw tey jii te Pout daam bi ko fi ñu ngi naan jandeer la xam nga jandeer toor booru zone ñaay bi la femme bi dafay jaay fa marché Castor lii dafay jaay marché Castor dëkk jandeer mu doon loo xamante ne tey jii chaîne bi après bul xam nu muy demee te marché Castor bokk na ci marché yi nga xam ne am na temps yële passé population yi ngi doon tirer sur la sonnette d'alarme di ko wax seen maire nanka nañ def ay jéego ngir marché bi
donc loolu tamit tey ji yaakaar naa ne benn cas la boo xam ne comme taalibe bi comme commerçant bi nekkoon Louga comme Modou bi nekkoon Touba benn cas la boo xamante ne après boo toppee chaîne bi rek tu vas te retrouver avec une trentaine voire quarantaine de personnes contacts. ak mi ngi noonu ñeeni seen plateau Covid 19 plateau spécial Covid 19 fii ci Sunugal 24 mais Moustapha ministre Abdoulaye Diouf Sarr muy ministre de la santé et de l'action sociale tey moom moo joxe résultats yi waaye bi mu joxe résultats yi ba pare dafa def ay ñaari points ba ci ñett jëm ci li nga xamante ni noonu la ñu mën a def pour arrêter maanaam cas communautaire yi ak de manière générale ñu jële fi Covid 19 bokk na ci benn constat bu ñuy def commerçant yi pratiquement cas communautaire yi li koy joxe lu bëri bokk na ci commerçant yi parce que démb 5 yi ñu am kaate ay commerçant lañ. loolu aussi war nañ ci jàngat bu baax ci côté marché yi ñu xam maanaam ñu gën a jël ay matuwaay ci marché yi pour arrêter cas communautaire yi. xam nga marché yi booy xool pour man foofu tamit autorité xaw nañ fa pêché tuuti parce que bi xeex bi dooree dañoo mel ni ñu fàtte woon marché dañuy yeex tëj nañ juma tëj école def lépp mais marché yi ba tey jël ci woon benn mesure wala bu ñu ci jël mesure dañ naan marché nañ fexe ba ku fay dem na nga masque sax daaw ñu ko carrément mais nañ naan nañuy raxas loxo yeeg yooyu ba mbir mi dem nag ba am benn dayoo boo xamante ne mën naa ne dafa dem ba commencé jéggi loxo parce que tey jii boo demee fu mel ni marché Ocass bu Touba gis nañ cas yi ñu fa gis nga dem tey jii kii benn cas bi ñu am fële Jandeer kooku tamit fële la day xëy marché Castor donc ce qui veut dire que chaque fois marché yi am na ci yoo xamante ne rek dafay doon benn terrain boo xamante ne dafay propice pour développement ak contamination virus bi te loolu lépp li koy waral mooy jokkalante te ñoom bu ñu ko amee rek duñu raxasu bu ñu ko amee rek ni ñu ko amee rek ñu koy recevoir 500 voire plus de 500 personnes ak xaalis bi ñu jokkalante yooyu yëpp dafay doon loo xamante ne dafa jaar ñu jël ko xoolaat bu baax a baax surtout boo xoolee nga gis ne am na fi marché yoo xam ne ba léegi dafay mel ni comme si de rien n'était te foofu tamit ñu ngi si profité di interpeller maire yi nga xamante ne loolu concerne na leen ñu def taxawaay bi ci war parce que boo jëlee marché bu nekk marché Njaareem bu Géejawaay ñii dañuy xëy tey ñu tëj partie bi ñu nettoyé ñuy xëy suba loolu tamit ba tey benn solution la boo xamante ne bu ñu ko defee parce que mënuñoo wax ñëpp toog leen seen kër c'est impossible parce que ñu ngi wax léegi Jandeer boo di toor yi boo di nootaguy jamaa côté boobu ñoo xamante ne femmes yi ay femmes brave lañu dañuy xëy 5 heures du matin 6 heures du matin léegi couvre-feu bi sax moo tax génn jël carotte yeeg yëpp départ mu indi ko fi marché Castor jaay ko tey ji boo wàccee war a ñibbi souvent boo daan jël transport en commun yi yaa ñoom da nga daan bokk ak ñoom il faisait 12 heures il faisait 14 heures 15 heures wala 15 heures 16 heures famille bu ñu jógee dañuy nelaw rek tellement que heure bi ñu jóg la dem waaw donc nga gis ko ñooñu ay jàmbaar lañ yoo xamante ne liggéey moo leen tax a jóg lu ñu yéen doo fi njaboot bi moo tax a jóg mais njariñ la nga fekkee waaye tamit ak wér-gu-yaram bi ci war kon ñooñu nañ leen accompagner marché Castor ñu xool nu ñu koy gérer xam naa comme li am na fa tey ji certainement mairie bi municipalité bi dina jël disposition yi ca war bu ko defee jàngoro ji ba na gën a law foofu ndax commerçant moom ñëpp xam nañ ne dafa nekk koo xamante ne dafa nekk ci sële ba yoon day jënd di jaay di joxe di nangu donc kon kooku bu amee bu nekkee benn courroie boo xam ne fa la virus bi di jaar rek mën naa jur musiba ci askan wi mi ngi noonu ci commerçant yi la ñuy jógee mais dañ fiy des ba léegi parce que dañuy ñëw ci mesure yi ñu teg ngir dakkal dem beeg dikk bi ci ñaari dëkk mu nekk mooy transport interurbain mais ba léegi ñu ngi gis ne nit ñi ñi ngi jël ay yoon soit mu nekk yoonu suuf bi jaar ci àll bi di contourner ñi nga xam ne si ñooy takk der yi ba dugg ci yenn fil yi ba loolu mooy indi li nga xamante ni moom mooy cas communautaire yi parce que bu ñu xoolee ki jógee Touba dem Tivaouane Jakarta la jël jaar ci àll bi fexe ba dugg Tivaouane indi li nga xamante ni moom mooy cas communautaire foofu ba tax na ministre bi nee na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que ñoom ñooy tasaare ñooy tasaare virus bi ci Sénégal ñooñu aussi loolu aussi war nañ ci wax Moussa xam nga bokk na ci njëriñu état d'urgence bi mooy diggante région ak région ñu fexe ba demlante ba diggante wàññeeku imagine toi tey ñu dakkal ko lépp loo xam ne si ni transport en commun la ay nit bu lut marchandise waaw imagine toi tey ji situation bi ñu nekk ni bu fekkoon nekkuñ ci état d'urgence nit dina jëlee jàngoro bi Médina wala mu jëlee ko fi yóbbu ko feneen yóbbu ko ci biir région yoo xam ne ba léegi yeggagu fa mais loolu bokk na si mais nag dafa am mbir mi dafay wane ñaari mbir benn bi mooy indiscipline bi nekk ci sénégalais ñu baal ma ci ñenn ci sénégalais ak ñàkk xam ñaari mbir yooyu li ciy gën a wane indiscipline bu njëkk yi mooy ñu teg ay mbir ne dëkk bi bu fi kenn dugg c'était pareil avec Louga aussi
dafa am zone yoo xamante ni pour man. te gis nga ñi bëtt ñi xëtt li ñu teg yooyu yëpp gis nga tey conséquences yi li muy jur tey yi muy jur ñëpp gis nañ ko. commerçant yi di dem di jël. mais tey ji zone yi amul woon tey ji wala ay Jakarta ba indi fii. lu ne leen di jaral am na ñoo xam ne sax dañ koy war a rëcc mais bu ñu la expliqué yoon liñ jaar bay si dox donc da nga koy gëm. fu ne dugg nañ fa dañuy jaar ci àll bi jaar fii jël oto jël charrette dem wàcc dox. lu ne dañ koy def pour dugg gox ak gox donc xam nga kon maa ngi woon ci transport yi nga xam ne dañuy dem dëkk ak dëkk ci indiscipline bi. xam nga tey ji bu ñu defee état d'urgence te couvre-feu ne bu kenn jàll fii yow ñëpp toog jàpp seen njàmbur yow mu jaral la nga teggi koo dem. mais loolu lan lañ ko mën a tuddee loo xam ne du yabaate. mais foofu nag autorité war nañ ci jël seen responsabilité même bu jaree ñu jël yëkkati yet bi teg. ne ku ko defati daan bii na la ci fekk. buñ la jàppee nga ne ban dëkk nga jóge dëkk bi nga jóge dem dëkk bi ñu teg la ay daan yoo xamante ne yu exemplaire lay doon pour keneen bañ koo def. je pense que côté boobu bu ñu ko defee dina tane beneen bi mooy ñàkk xam parce que pour man yenn yi ñàkk xam lañ ko mën a tuddee. non man pour man du ñàkk xam. parce que maa tay la parce que information moom du ku nekk dina jot. maa tay mi ngi si mooy parce que 2 mois ñuy wax loolu 2 mois ñuy wax loolu. non maa tay bi mi ngi si mooy maa tay bi. maa tay bi mooy que tere nañ yow nga contourner nga jëm ut say pexe. xam nga ni kenn mënul dem wut say pexe ba dem xam nga loolu tey maa tey def lu ma neex. maa tey bi mi ngi si. mooy réewande bi moo doon wax léegi maa tey bi mi ngi si loolu kenn mënu koo dindi. mais boo déggee ma ne ñàkk xam mooy par exemple xam nga nit ki dina foog ne moom jàngoro ji. tant que tëddul feebarul. xam nga ñoom loolu lañ yaakaar am ñoom dañoo yaakaar ne tant que tëdduñu rek. sëqatuñu seen dara mit feebaruñu kooku xamul. xam nga tey ji ki nga xam ne dafa jóge ci dëkk bi dem duggi Touba bu ko leeroon ne amaana bu ko leeroon dañuy wax de bonne foi bu ko leeroon ne mu mi ngi jàngoro ji amaana mën na toog ñu faj ko mi ngi noonu donc ce qui veut dire que parfois di nga am nooy demee da nga toog ne waaye man daal bàyyi ma dem dara jotuma fekk doomu jàngoro jàng ci yow boo demee 2 jours wala 1 jour après mu yeewu indi la musiba boo xamante ne mu ngi ko indi ci ñeneen ñi nga dëkkal donc c'est pour vous dire que rek côté comportement war nañ ko xoolaat aussi am na loo xam ne ñun la parce que tey ji jàngoro ji am na dëkk yu bëri yoo xam ne waru fa woon a mën a dugg parce que état d'urgence lañ nekk nañu waxante dëgg région yi nga xam ne laalaguñ leen waruñu woon mën a am jàngoro ji fu ci mel ni diwaan yoo xam ne ba léegi amaguñu waruñu koo mën a am man loolu laa gëm parce que bu ñëpp toogee fi ñu war a toog rek jàngoro ji du fa dugg mais nag bu fa duggee dafa fekk dañ ko faa indi te ñi ko fa indi dañoo jóge ci beneen gox indi ko fa je pense que du question localité du question de mais question de comportement question de nit la waaw nit ñi ñoo war a nite xam ne état d'urgence bi ñu teg pour ñu ñëpp la kenn ku dugg fenn 30 personnes 40 personnes 50 60 personnes ñu def leen en quarantaine xaalisu sénégalais la ñuy fajee ñooñu te quarantaine boobu ñu nekk dina si am ñoo xam ne ay cas suivi contact la ñuy doon ñoom day positif boobu moytuwul bu positifee kopparu Sénégal lañ koy fajaatee aide soignant yi fi ñu toll nii aide soignant corps médical de façon générale ñi ngi daanu on compte plus d'une vingtaine boo xamante ne contaminé nañ leen ñi ngi Mbour ñi ngi doon cas problème moyen mi ngi noonu donc ce qui veut dire que côté affaire baa ngi compliqué seen côté ñun ñoo leen war a mën a dimbali ci wàññikaay nan lañ koy wàññee fi ñu yem loo ñu yem fa ñi nga xam ne dañuy liggéey mënuñoo toog ñu dem liggéey ñëw toog koo xamante ne nag da nga jàpp ne déplacement mën naa ñàkk nga toog je pense que loolu bu ñu ko defee dina bokk si li nga xamante ne mën nañu tax jàngoro ji noonu la war a demee sax Moustapha parce que tamit ki naan la toogal sa kër yaakaar naa sa jàmm la bëggal ki naan sangul sa taar la bëggal te jamono bi toll na foo xam ne si nii am na yu bëri yoo xam ne dañ ko war a bàyyi mi ngi noonu nekkul farata lii farata mooy suñu wér-gu-yaram c'est une question de vie donc il faut ñu bàyyi ci xel bañ fi nekk di wax ay affaire de localité fii ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk Sénégal moo ñu ñor nañu bàyyi loolu débat bi du Touba du Tivaouane nañu bàyyi loolu ñun Sénégal moo ñu ñor encore une fois Touba Tivaouane ak Medina Baye ak ñoom ñëpp Sénégal lañ nekk ñun ñëpp ay benn lañ donc dañuy wax pour le bien de tout le monde ñu bàyyi farfarloo beeg yooyu amul njëriñ instant bi li war a nekk li nga xam ne si ni moom la ñu war a taxawee rek mooy ñu booloo fii la ñuy soxlaa booloo nekk benn jële fii li nga xam ne si moom mooy ennemi public bi te bañ fee nekk di tàdd ci ay détails encore une fois ñu bàyyi loolu bu baax Moustapha fi ñuy tëjee mooy cas bi nga xam ne si ni ministre bi daal dina koy wax muy ki nga xam ne mi ngi ci benn état bu grave ba mi ngi réanimation donc loolu aussi ñu ñaan yàlla mu génn ci situation boobu. waaw dañ koy ñaanal yàlla jëlee ko ci situation yu mu nekkee yàlla def mu gaaw wér ba génn hôpital bi sax duñu wax mu jógee réanimation sax waaye mu génn hôpital bi loolu lañ koy ñaanal
dañuy dellu si rek si li professeur Seydi doon wax récemment semaine passée mu ne cas yi bu yokkee forcément ay cas grave danañ commencé génn te cas grave yi bu ñu génnee gënee bëri moor yi ñooy commencé di enchaîner wu di bëri loolu nag kenn ñaanu ko yàlla parce que gis nañ ni cas yi du yokkoo ni parce que dafay dem ba dafay dépassé nit ñi xam nga tey jii mi ngi mel ni njaboot rek xam nga ki yor benn doom mënul bokk ni mu koy xoolee ak ki yor fukk ak juróom-ñaari doom du benn waaw dundin beeg yëpp du benn xanaa nag am nga parfois traité deux patients moo gën a yomb traité 20 patients loolu ñëpp xam nañ ko ba ci enseignement sax am ñaari nit si élèves si classe bi moo gën a yomb nga am 40 élèves si biir classe bi donc côté boobu moom je pense que ñëpp d'accord nañ fa kon li ñu war a mën a def rek pour dimbali leen rek mooy ñu ñëpp ñu gën a ànd ak discipline parce que discipline moom je pense que mooy jàngoro yi nga xamante ni moo fi gën a chronique ci Sénégal nit ñi dañ koy fàtte waaye suñu feebar bu njëkk bi feebaru discipline la. buñ jógee ci corona bi xam naa ne war nañ ci mën a jàngat. war nañ ci mën a jàngat yu bëri côté comportement. te yaakaar naa sax Moustapha doguma la bu ñuy jógee ci corona bi yàlla na ko fi yàlla teel a jógee am na loo xam ne si nii nañ ko fi baax yoo xam ne si nii mesure yoo xam ne mi ngi fi woon. ci corona bi lañ ko jël nañ ko ba mu continuer quoi. parce que loolu la ñu war a doxee loolu mooy am nañu wax loolu am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi naan am na yenn parce que am na ñu ci profité waale. di corriger yenn comportement yu ñu amoon. parce que am na ñoo xam ne dañoo yaakaaroon ne àddina sa kër waroo faa dugg 20h 19h wala 20h. am na ñoo xam dañoo yaakaaroon même soo deful dara ci mbedd si deful dara sax da ngay nekk ci mbedd bi am na ñoom dañoo yaakaaroon ne mënuñoo dund seen biir kër yenn heures yi si buntu kër yi lañ daan toog ñu ngi kër copain diw ñu ngi kër copain diw ñooñu au moins couvre-feu bi tax na tey ji ñu xam ne kat vie familiale am na ñeneen ñoo xam ne ci beneen côté defkatu ñaawte fi samba booy fi ñu doon ñu bëri tonk nañ ci xamuñu ñu def ñenn ñi nga xam ne ay jigéen ñu doon jaay seen bopp lañ yàlla na leen yàlla dimbal ñu profité diggante tuub génn si donc bëri na yoo xamante ne yu bëri yenn tuxkatu cigarette yi wala ñi nga xam ne sax dañ daan jëfandikoo yenn xeetu drogue ak yooyu nga xam ne ak tëj frontière yeeg yooyu tamit ñu njort ne tamit circulation dina wàññeeku bu baax ñenn ñi profité ci bàyyi donc bëri na loo xamante ne rek nit ñi buñ ci profité sukkandiku ci je pense que dina am benn aspect positif boo xamante ne mën na dimbali ñenn ñi ci askan wi loolu nag mooy mbir mi loo def rek dina am beneen wàll boo xamante dina am lu baax dina am lu bon ñu profité ci rek jàng enseignement yi jàng leçon yi jël lu baax yi ànd ak moom yu bon yi nag ñu bàyyi ko mu dem na ay ci looy tàggatoo waaye li may tàggatoo rek mooy ak delluwaat di ñaax askan wi ba léegi am na ñoo xam ne gëmuñu ne jàngoro ji mi ngi fi loolu su ma ko waxee ne peut-être dina am ñu mu jaaxal mais démb am na ko mën a waxtaan mu ne am na ko ne sax jàngoro ji dañuy wax ni mais amul donc ce qui veut dire que waaw bu ñu demee ba tollu fii donc nit ñi naan jàngoro ji amul ba ñuy wax ay mort donc ça devient grave donc ñooñu la ñuy wër di waxal rek ak masque yi naan masque yi dañuy naxaate rek dégg naa discours boobu tamit masque yi dañuy naxaate rek ñooñu tamit dañuy profité dina wax xam ne jàngoro ji lu am la parce que lu ray benn tradipraticien Louga jëlee fi Pape Diouf jëlee fi keneen ak keneen bañ toll ci juróom-benn fii ci Sénégal loolu du ay caaxaan mën na fi jëlee ku ne kon tey jii nañu gën a defaraat taxawaay rek te diggante région yi ñuy wax fépp la méttee da ngay jóge région yi pour dem liggéey beneen région wala nga jóge fii dem bu def fépp la méttee amul secteur bu ko yëgul kon fi ñu toll li am rek mooy waxirlu ci yàlla boo mënee changer wut loo def loo xam ne dina la may xaalis nga def ko ci lu jaar yoon boo ko mënul nag bu fekkente ne da nga bëgg dugg ci ay yeneen risque def yeneen yaa ngi sacrifier sa vie yaa ngi sacrifier vie wu àddina bi yëpp vie wu Sénégal gi yëpp ba tax nañ ci bàyyi xel xam ne fépp la méttee nañu gëm yàlla waaye itam nañu ànd ak suñu xel tamit ba bu ñu def leen loo xam ne ëllëg dañu ciy xeeb ayca mi ngi noonu seen plateau spécial Covid 19 la woon fii ci Sunugal 24 ma daal di fàttali rek résultats yi ñu am tey jii ci àjjuma ji yemoo ak 24 avril 2020 sur 528 tests réalisés foofu ci Institut Pasteur 666 autant pour moi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas yu positif 61 yi nekk ay cas contact suivi ak 5 yoo xam ne si ni ci ay cas issus de la transmission communautaire la ñuy jógee ñu ngi ko séddalee nii nag benn bi ñu ngi ko gisee foofu ca Touba. foofu ca Médina ñaari ca Touba benn Mbacké ak li nga xamante ni moom mooy benn foofu ca Pout juróomi nit tey jii ñibbi nañ seen kër donc mën nañu wax wér nañ bu ñu sukkandikoo ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi xamle tamit que ni am nañ benn cas boo xam ne si nii xaw na nekk ci cas état bu critique waaye ñi ci des mi ngi xamle ne rek ñi ngi ci seen wér-gu-yaram mi ngi tane bu baax kon jamono bi Sénégal mi ngi toll ci 545 cas positifs depuis coronavirus bi dugg fii ci Sénégal ñu xamle ni 262 yi ñoom ñoo wér 6 décédés la ñu am ñuy ñaan yàlla mu yem foofu benn nit boo xam ne si ni yóbbu nañ ko ci réewam muy ku ñu évacué 276 jamono bi 276 patients ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xamante ni moom mooy ay traitement Moustapha loolu moo fi amoon ci ay résultats di la jaajëfal bu baax waaye tamit di jaajëfal
sama caméraman bu ñaawal bi Jaw Fara moom moo nekk ci ñetti caméra yi Dóor waar moo nekk ci régie bi moo ko bigi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye tamit du leen fàtte yéen ñi nga xam ne yéen safoo di ñu topp ay suñu programme fii ci Sunugal 24 ngeen nekk fii ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jox dig daje suba beneen plateau ak yeneen résultat. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.